bi boo ñu xam ne bu loolu weesoo nañu sóobu ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi wàllum sécurité bi nag càkk na si takk der ñu def seen kéem kattan. oui wax na dëgg parce que il y a un temps pour la politique et il y a un temps aussi pour le travail. te loolu dafa nekk loo xamante ne nii lu wér la et te muy dëgg aussi xaj na da koy rappeler rek mais loolu dafa am aussi solo. parce que tamit politique xaj na ne da nga ci jàpp ne nit ki de moom nee na dafa la mu bëgg moom mooy servir sa communauté. la mu bëgg moom mooy xaj na jot ci yenn postes yi la mu bëgg moom mooy xaj na jàppale réewam d'accord mais loolu tamit boo dagaanee baatu askan wi laaj ba ñu jox la. li nga koy wax dafa am solo nga xam ne le sens de la responsabilité nga xam ne la la war moom mooy soobu ci liggéey parce que tamit takki ay rajo saa waay. li woykat ba waxoon rek ma di ko fàttali ndongoloo ndem si yàlla na ko yàlla yërëm kuy liggéey ak kuy wër di waxi takki rajo. weeru dee man ñoo yem résultat de déedéet. moom mooy dëgg tamit loolu la ministre bi di rappeler parce que ku takki say rajo it di wax feesalul biir. taxul cin tàkk taxul nit ñi faju taxul nga améliorer les conditions d'existence. Or boo nee da ngay servir sa communauté parce que tu sens que il y a un besoin qui est là et yow la war justement moom mooy nga mate la loolu noonu et véritablement li ci gën a am solo mooy surtout humilité bu mu leen woowee parce que tamit bu mu leen woow parce que tamit nit ki c'est pas parce que yow yaay diw wala yow yaay directeur diw wala yow yaay président wala yow yaay ministre nangam que nga jàpp ne wéy da nga war a nekk ci kaw nit ñi di leen joggateeg di leen dëggateeg di leen jaay doole wala leneen ak leneen il faut nga xam ne app la te lépp day jeex munoo continuer éternellement di nekk ministre munoo continuer éternellement di servir la république donc loolu noonu yëpp dafa nekk yoo xam ne nit da koy sóoraale te boo demee ba nekk ci nga xam ne sacerdoce la nga xam ne humilité moom moo la ci war nga xam ne véritablement yow mii de daanaka surga askan wi nga ci boppam moom mooy la war mooy liggéey leen parce que askan woowu moo lay jox weer wu dee looy dundee moo lay jox sa carburant moo lay jox oto bi nga yor moo lay nekkal ci bureau bu mucc ayib jël la ci condition yëpp logé nourri blanchi donc loolu jàpp naa ne kon delloo ko askan wi day am solo et ni nga la ko mën a delloo askan wi mooy à travers donc des résultats beneen bi mbirum sécurité wax dëgg yàlla xaj na ne tam beneen rappel la rek encore ñu reconnaître ne nos forces de défense et de sécurité muy police gendarmerie muy sapeur pompier yi eaux et forêts ëpp ku mu mënti doon ñu leen wax corps habillé ñoom ñëpp te ñu assurer mbirum sécurité bi armée bi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ay jàmbaar fakk tëdd nañ ñi ngi góorgóorlu ci lu ñu mën pour wattu ñun suñuy bakkan et loolu jàpp naa ne amuñu ci seen fay ñu leen ci gën a encourager une fois di leen gën a jaajëfal et di remercier également le ministre ci kàddu yi nga xam ne am na solo di ko fàttali nit ñi que ne servir sa réew dafa am solo dans l'humilité dagaan paat askan wi dafa am solo mais tamit wattu kaaraange askan wi dafa am solo naa ne loolu lépp ay message la yoo xam te ne ni yu ñuy gër di war a mën a bàyyi xel. très bien njàng mu kawe mi la ñu waxtaanee ak coopération bi dox ci diggante université bu Abidjan 2 ak université bu Amadou Mahtar Mbow bu Diamniadio lu ñu si jublu moo di renforcer coopération bi dox si diggante ñaari daara yu kawe yooyee ab délégation dikk na bawoo ca université bu Abidjan ñëw seet si université Amadou Mahtar Mbow bu Diamniadio njiital la Fama Dieng Ndiaye lay wuyoo directrice bu CROUS bu Diamniadio kaddu yi la yëkkati dénk ko Cheikh Ahmed Tidiane Seck. ñu ñëw fii recevoir délégation CROUS bu Abidjan 2 mu nekk ñaareelu université bi nekk ci Abidjan. may fàttali ne ñu ngi partagé benn association bi ñuy wax association des œuvres universitaires francophones donc depuis lors ñuy liggéey ci association boobu madame Ouedraogo manifesté woon la volonté de venir au Sénégal xool ñun li nga xam ne loolu la ñuy liggéey moom tamit mu wax ñu li nga xam ne moom loolu lay liggéey fii ci Côte d'Ivoire mu nekk loo xam ne dañuy échangeante suñu li nga xam ne moom mooy suñu ay pratique maanaam ni ñuy def ni ñuy doxalee ndax CROUS yëpp mën nañu ne ñoom ñoo bokk li nga xam ne moom lañ leen dénk muy les étudiants donc ci loolu nag dafa am importance que ñun ñu jël lu baax ci ñoom tamit ñu jël lu baax ci ñun de ce fait étudiant bi nga xam ne c'est un étudiant africain mu mën ci gis li nga xam ne mooy boppam. aussi xibaar yi hôpital Magatte Lô bu Linguère sa diwaanu Louga am nañu léegi scanner jàmbat la woon en tout cas ci askan wa waaye tawat ya ku si waroon a yittewoo scanner da ngay
fay lu cher ñu ne déetawaay nga paas lu sori ngir mën a dem ci yeneen bërëbu fejukaay yi loolee nag dakk na ñu ànd seex Mars Ndiaye ca Linguère. dañ ko soxla parce que fii dañ fi yor ay xale yoo xam ne ay waay laago lañu ñu am laago lañu te boo seetee ñi leen meññ ñi leen jur seen i way jur ñu si bëri amuñu doole alors avec lii subvention yi nga xam ne moom lañ ñuy defal ñu mel ni fondation Socsim subvention yooyu ñuy defal moom ñoom la ñuy jël di ko organiser toutes ces activités là dinañ organiser très généralement plus de 500 femmes ici par année. problème bi mooy ñi nga xam ne dañu nekk ak ñoom di liggéey ak ñoom fii te amuñu pay waaye fu ñun dañu fas yéene lépp loo xam ne fii dugg na fii ñoom ñu jox leen si loo xamee ne dina seen xol dina si sedd. ñu ñëw fii recevoir délégation Crous bu Abidjan 2 mu nekk ñaareelu université bi nekk ci Abidjan. mu ngook ñu jégalu baax yéen a ngi doon teewlu Moussa Samb moom mooy président bu association départementale des amis et parents d'enfants donc inadaptés si jàppalu ko fondation bu Socsim ñoom nag am na enveloppe bu ñu leen jox boo xam ne dañ mën a financer formation waajuru ndongo yi nga xam ne dañu amee laago su ko defee nag ñu mën a taxawu seen doom yooyu ba seenam njàng mën a mucc ayib en tout cas muy lu am solo foofee ak Moussa Samb président bu association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés Mamadou Fofana lu ko jiitu ca Linguère am nañu scanner jàmbat la woon en tout cas jàmbat boobee jàmbat la ci hôpitaux yu bari. waaw xam nga santé Sénégal il faut ñu xam ne dafa am loo xam ne il faut ñu dëppale ko jamono mais l'actuel ministre moom santé Sénégal da ko dépassé. Ça il faut le reconnaître. moom mi ngi fi ci réew mi. te ba pare santé bi doxul. avec Ibrahima Sy wala su Ibrahima Sy. li ñu am jafe-jafe ci mbirum santé dafa jéggi dayoo santé wu Sénégal ñin ñi tey Linguère nga dégg ñu leen scanner. bërki démb fële na leen Doura Baldé jëndalul waa Kolda scanner. feneen ak feneen noonu hôpital Dalal Jàmm gi mais sa waay la muy paan ci matériel yoo xamante ne nii gaañ ñi dañ ko soxla. ñaar fan ñett ñu la machine radiothérapie ba pann na feneen ak feneen noonu mais loolu mën na ànd ak nga ne wéy yow tu veux un système sanitaire performant loolu mën na ànd ak nit ñi de da nga bëgg bu ñu feebaree ñu faju Ibrahima Sy bërki démb toog na moom mi ngi imaginer nee na yooyu yaay nee na mbirum santé wu Sénégal daal jàpp na ne fii ak ay at yi ñu jëm daal faaw ñu dajale daal ci lu tolloog ay 6 000 milliards nee na pour jéem a régler problème mu santé te budget bi yeggul foofu. waaw Ibrahima Sy moom yow avec 200 milliards rek ñun dañoo am ay jafe-jafe yow mataloo ba dañoo wàññi woon budget ba. nga yóotu 600. nga ne léegi yow yaa ngi xalaat ay 600 milliards. waa loolu kañ lay faj si booba xanaa boobu day fekk ñun ñëpp tàbbi nañ ci suuf. ba pare nañu boobu day fekk ñu pare. mais santé Sénégal xam nga la moo gën a cher. sëñ bi nit ñi dinañ kër yi pour am lu ñu demee consultation dama ne la kër yi c'est pour te dire que pour ñu am ko sax problème la. il faut ñu kër yi fëgg buntu gu ne yalwaan fu ne pour mën a dem hôpital. mais xam nga la moo métti justement yii nii ay scanner yii ay scanner 50 000 ak 100 000 demal defi ji rajo. demal defi ji analyse demal defi ji IRM demal defi ji chimiothérapie yooyu ñooy bëgg a rey sénégalais yi parce que xeetu feebar yu bees yu du ma ne yu bees mais ces maladies chroniques yi fi mais balaa ngay yegg ci ñuy xam ne yow mii kat lii moo la dal tey nga dee parce que lañ lay laaj ak la nga war a faj la nga war a def en termes de diagnostic la muy laaj looloo gën a metti balaa ngay yegg moo tax ñu bëri lan moo qu'est-ce qui se passe dañuy dem hôpital ñu bindal leen yenn xeetu kii mënuñu ko dem toog seen léegi la maladie progresse amaana na bu yëf yi yomboon mu accessible ci ñoom dinañ mën a teel a détecter maladie bi teel ko sauver mais boo laajee koo xam ne pour mu joxe këram ñeent fukk problème la nga ne ko demal defi jël ma scanner 100 000 francs
waaye mais kooku rey nga ko. day dem këram toogi 100 000 francs yooyu bu ko amoon njabootam la koy jox mais tey bu fekkoon ne mbir moomu noonu oyofal nañ ko. saa waay mais kon dina permettre sénégalais yi seeni problème santé gën a mun a yomb. ay diabétique ngay gis suukar gi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour ñu am ko problème la. day metti si ñoom. ñii am feebaru roñon pour ñu def dialyse problème la ñii nga xam ne dañoo am yenn xeetu feebar yi bërki démb gis nga ak le professeur Bamba Kane hépatite B na mu toll ci réew mi ñun il a fallu ko Bamba Kane ñëw ñu doog a xam ne hépatite B bi nii la toll ci réew mi première cause de cancer chez les hommes muy mbirum hépatite bi xamuñu ci woon dara donc mbirum santé Sénégal dañ cee gën a dellu gannaaw et dañoo am ay jafe-jafe. Ibrahima Sy n'est pas à la hauteur. Le président de la République war na convoquer, je dis bien, un conseil présidentiel sur la santé au Sénégal. nit ñi ngi bëgg a dee mënuñu faju amuñu lu ñu fajoo hôpitaux yi amuñu matériel ñi ngi ci ay jafe-jafe mais loolu mënut a continuer. dëkk yu développé yépp dafa am loo xam ne dépassé nañ ko ay mbirum santé Sénégal ngay gis ay cancer du col di rey ay jigéen saa waay te ñu am ay gynéco leneen ak leneen. am na ay dëkk yoo xamante ne nii mais ay mbirum cancer du col non éradiqué nañ ko nekkatuñ ci yooyu parce que au moins la femme war nga ko mën a préparer ne ko kat at bii nii def nga frotide moom mooy li lay may pour nga rechercher ba xam am na cancer wala mammographie mais buñ la nee kat chaque année war nga mën a def frotide wala chaque 2 ans war nga mën a def mammographie mais jigéen boobu boo ko nee kat préparer nga am 10 000 francs au moins 2 ans yii di ñëw nga def ko waa kooku mënul korkoral ay bien sûr dina ko waajal waa mais pour nga def mammographie juróomi junni mais quand même il faut qu'on soit sérieux mbirum santé au Sénégal ñii ñu koy demee nii bu fekkee nii lay continuer man maa la ko wax duñ ci mës a am résultat te dinañ continuer di échec ak échec et ba day doon après